Merci encore la régie, merci d'abord du côté de la technique. Retour maintenant au cabinet médical où vous nous suivez en direct sur la TMS TV. Ñu nekk nag ci bureau xalif bi bureau celui-là li ma leen di wax rek ne leen nit ñi ñu ngi seet ay prénom ay surnom pour tuddee ko ndax kiraama yi may def mais ma jàpp ci rek le phénomène universel pour ce qu'il est en train de faire pour l'humanité. Thierno Moulay Sow, c'est un don de Dieu. C'est un missionnaire sur terre. Tey nag ñu am le plaisir de recevoir une jeune dame, mademoiselle Nafi Seck. Mademoiselle Nafi Seck nag ñëwoon fi ci ay jamono nag nekkoon ci ay tolof yu métti àndoon nag waajuram bu jigéen ba mu ñëwee nag di soxlaam sëriñ bi jëflanteeg moom ba mu jëflanteeg moom encore mu daal di dellusiwaat nag cette fois-ci ci beneen facette maanaam gis njëriñ gis yokk gis avancement liñ naan nag tungu ne du teew ñuy nettali ci làmmiñu borom tey nag dafa ñëwoon exclusivement pour seet sëriñ bi ñu bàyyi ko mu nuyu ak téléspectateurs yi nag wax nag moom tey lan moo doon fii ay tànkam na fi kàddu ga. asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di commencé nuyoo bi sama sëriñ Thierno Moulay Sow di ko ñaanal yàlla yokk xam-xam bi bàyyi ko fi ak yokk may ko gudd fan ak weer musal ko si cat ak paxay noonu. dama ñëwoon tey bu def témoignage parce que dafa amoon ay problèmes yu bëri. Pour commencer dama feebaroon parce que dama am problème de santé. wala njëkk a commencé sama côté bi di metti man day am lu may jam. fu ne ma dem fa. yóbbu ma fu ne ci hôpital bu nekk. kay parlant d'hôpital sax dama njëkk a ñëw ñuy defar ma kii nu mu tuddati dama def rajo. waaw échographie. léegi ñu xool ma ni ma sa rein yi dafa am ay lichage yu si nekk. léegi bi ma waxee loolu ni ay kayoo moo si ne. di ma jox ay médicaments man pharmacien yi di ma yow médicament bi ngay jël nii à ton âge nga war am kii affaire yi rein sa âge bi nga am nii. warul kii mooy xëy naan léegi après ma bindalaan ma beneen kii ñu ma da ngay def scanner. ma def scanner bi gisul dara moom. ma insisté ba nga ko waa yow. scanner bi sama côté bi ni muy metti moo waare madame man su ma gisul dara loo bëgg ma wax la nag man gisuma dara newul si scanner bi mais tellement que man du ma nelaw guddi bi sonn naa day mën ni man safara laay tiim ndax ma yaram bi dafa doon tàng tellement su ma tëddoon nii wala nga laal ma day fay tàng ma sonnoon fu nañ yóbbu ma pour faj fu ma dikkee amul benn résultat bu mu def def naa sax kii ak radiographie pulmonaire la même chose lépp liy affaire kii daal rajo loolu imagerie yi def naa ko gisuñu dara lépp par la suite bu ma ñëwee fii nag ba sëñ Thierno Moulay xoolal ma ci la ma waxee ne ay saytaane ñoo la topp wax ma combien de dem 12 dëmm ñoo la topp ak ay jinne en plus dañu liggéey léegi nag bi ma fajee nag ba ma wér actuellement fi may waxee yow nii dara metteetul sama yaram bi dara metteetul avant loolu feebar bi dama doon gént bi may traitement yi mais géntaay di gis di ko wax kenn ko li ma ay kay dama gént wax ko comme si damay tegtal lii ba may gis affaire leer dañ nga xam ne lii moo waroon ak lii en plus de ça en même temps feebar boobu noonu fu ma dem entretien yi di ñëw di liggéey fu ma dem en plus ma dem def entretien du ñu woowaat mu fay ba mu liggéey léegi mu ñaanal ma ba tey ji may wax ak yow maa ngi am sama contrat à durée indéterminée contrat ba tey ji fi may liggéeyee ni embauché nañ ma jox ma contrat jox ma oto te yóbbu nañ ma bu yàggul rek formation ba ma dikkaan nii tey waa kay moo nekk nii moo tax ma ngi koy sant di ko gërëm bu baax si li ma defal macha allah am ma fayam daal macha allah. oto bi dafa mel ni marque 4x4 la de. Kia yi la. boo modèle. sonn naa trop waaw moo gaare foofu. sonn naa trop ma wax dëgg yàlla trop sax trop sonn naa ba désespéré woon nag trop. ñaan yu ma ñaan yàggul même pas sax même année bi nii
lépp si la sorte waaw lépp si la sorte lépp 2021 ah lépp loolu yëpp même pas 5 mois est-ce que daan nga dem ci yeneen sëriñ di faju ak yooyu bien sûr dañ may fu nekk dugg nga fa waaye def faj nañ ma fa mais amul changement dara changé wul tellement day mën ne ay rab lañ dugal sama côté yi ay rab ma sonn scanner lu may def nañ ko duñ gis dara dëgg la naa mujj wax sama grande sœur bi ne ko man li damay mujj dund ak moom métit bi parce que xam naa ne est-ce que lii dina mu sauver si man dëgg la parce que kon daal yow su ma nee nii day mën dañ ma jëm rab dañ la jëm dara espoir exact amatoon na espoir très bien dama ne naa dund ak moom parce que mënu ma expliquer li may metti lu mu doon li ngay dund mënoo ko wax daal mënu ma ko woon wax nit man xam naa li ne si man lu xam ne lu naturel la léegi nan nga def ba xam Thierno Moule ba ñëw fi Thierno Moule man dama seetaan vidéo bi ma nekkee école en 2014 laa njëkk seetaan vidéo mais boobu dafa soloon tenue yooyu boobu gëmu woon ma ko sincèrement parce que ni mu solo woon noonu ma ni waa xala kii lu mu sol fekk dafa soloon benn mbaxana am ay déjjën léegi ma xoolee tenue bi nag boobu ma ni waa kii lu mu sol nii rouge noonu man non gëmu woon ma ko ma ni waa kii lu muy def nii léegi mu faj benn maire bu màgget dugg mu génn wax naag dëmm yi neen dinañ bàyyi ma daal di reetaan ma ni waa kii li wax naag dëmm yi mooy lan c'est que waa man gëmuma ko loolu nag moom gëmuma si dara ma toog ba 2016 léegi 2016 kii Abbé Jacques Seck waaw mu gis mu faj ko tànkam am problème mu faj ko mu wér si saa si si laa koy soo gëmee depuis vidéo boobu nag si laa commencé di seetaan ay vidéo mais première vidéo ma gisoon gëmu woon ma ko ci laa fi ñëwee nag parce que Abbé xam nga ko te xam nga ne nitu diine la du caaxaan moo tax nga gëm ko loolu nag moo tax ma gëm ko léegi fi laa ñëwee def traitement yi nag te rëccu ma ko sincèrement rëccu ma ko benn yoon donc suñu xoolee maanaam sa problème de santé moom macha allah réglé na ko. mais tamit aussi sur le plan professionnel. exact c'est ça. très bien man ko exact c'est ça. en plus de plan professionnel bi mu amee liggéey bu baax ni ak contrat am ma sax CDD am ma sax CDD dama ñëw directement CDI la am directement. mooy contrat à durée indéterminée. exact c'est ça. léegi kii après CDI boobu noonu sax léegi bi may traitement yi aussi dama géntaat beneen gént parce que dafa am koo xamante ni si dafa ma bëggoon takk léegi ma bëggee woon takk noonu léegi takk bi mujjul antu am ay problème léegi comme dafa am ay problème léegi loolu mënu ko supporter léegi peut-être dafa def si xam woon ma ni sax dafa def liggéey léegi may sangu si garab bi nag laa gis ni indil ma ko si gént léegi dalay wan lépp wan ma li mu def yëpp léegi ñu ñëw comme si dañoo dégager yëpp tali bi defal ma benn voie bu tàlli amul benn amul benn bagage garab yi boo koy laal dalay leeralal ba mu leer moom am problème si gént gi nag moom gi def loolu moom problème si gént gi lu yéeme kay dëgg la mu leer nañ ma koy gis ne mooy li may wax ne ay garabu Thierno boo koy laal dalay wan lu bari léegi yow sa wàllum liggéey ak yooyu yëpp da nga amoon jafe-jafe pour am liggéey sa jàng ak kay loolu lépp mu jàppale ma si tey moom macha allah ma ngay sant bu baax di ñaan yàlla na ko yàlla fay dëgg la yàlla yokk xam-xam bi ak yëpp bu baax a baax merci di leen remercier yéen tamit merci voilà donc nous sommes avec mademoiselle une jeune dame mademoiselle Nafi Seck c'est ça alors mademoiselle Nafi Seck elle revient rencontrer le marabout c'est vrai qu'à un certain moment elle avait des problèmes de santé terribles qui ont presque failli gâcher sa vie en tout cas la mettre dans un désespoir alors pour elle la chance elle est venue accompagnée de sa maman pour rencontrer le marabout. Après avoir rencontré le marabout, elle a bénéficié d'un traitement du marabout. Et non seulement au-delà de ses problèmes de santé, mais aussi elle avait des difficultés à trouver du travail. Alors, ce que nous a confirmé tout à l'heure en Wolof, partout où elle est passée, pour peut-être faire des entretiens, genre test, ça ne réussissait pas. Mais grâce en tout cas à l'assistance permanente du marabout, elle a fini non seulement par recouvrer la santé, mais aussi elle a trouvé un emploi qui lui a permis actuellement de vivre d'une manière très décente. Elle a même eu un véhicule dont vous avez vu la clé. Alors donc on voulait tout juste
Mademoiselle Seck, un témoignage en français pour ceux-là qui vous regardent à travers la TMS TV. Oui, merci doyen. Oui, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, bon, je disais que bon, j'avais des problèmes, problèmes de santé. Au fait, il y avait un truc, c'est-à-dire comme si je sentais on me piquait de mes côtes, sur les flancs, oui. Ensuite, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait un scan. Le médecin, bon, l'après n'a rien révélé. J'ai fait une échographie, la même chose. On me disait vous avez un problème de rein, des lithiases, ainsi de suite. Vu mon âge, le médecin m'avait dit que bon, à ton âge, tu ne devrais pas avoir ce genre de problème. Ensuite, il m'avait prescrit à l'époque des médicaments. Ensuite, je l'ai arrêté. Par la suite, j'ai suivi sur le net, j'ai trouvé le marabout Thierno Moule Sow. Ensuite, je suis venue ici, j'ai fait la consultation. Il m'a dit... Mais arrête-nous un peu. Quand vous avez regardé les images à travers le net, d'abord, quelle a été votre première impression? Oui, lorsque j'ai suivi la vidéo avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, Abbé Jacques Seck, c'est à partir de là que j'ai commencé à... je me suis dit que... Vous ne prenez pas au sérieux. Oui, en 2014, oui, exact. Avec le déguisement et tout, je ne croyais pas à cela. Lorsque j'ai vu le témoignage de Abbé Jacques Seck, oui, je me suis dit là, ça devient sérieux. Tout à fait. C'est par la suite que je suis venue ici, j'ai fait la consultation. Ensuite, il m'a révélé bon, ce qui entravait peut-être ma réussite. Exact, c'est ça. Exactement. Ensuite, j'ai commencé à suivre le traitement. Et maintenant, là, alhamdoulilah, je me sens hyper bien, machallah. En plus, j'ai trouvé un boulot avec un contrat à durée indéterminée. Actuellement, je suis véhiculée. En plus, récemment, on m'a envoyé un voyage pour une formation et plein d'autres choses qui vont venir après, Inch'Allah. Ok. Grâce à l'accompagnement des prières du marabout. Exact, c'est ça. Bien sûr. Mais là aussi, bon, tout à l'heure, sur le Wolof, vous avez ouvert une toute petite parenthèse sur votre vie privée. Okay. En l'occurrence, bon, vous avez été convoité par un certain monsieur. Oh, exact. Alors, vous étiez dans un projet de mariage. Okay. Alors, on voulait tous revenir, en tout cas, sur les raisons qui ont été à l'échec de ce mariage. Oui, il y avait un monsieur qui voulait m'épouser. Par la suite, ça n'a pas pu aboutir. Ensuite, lorsque j'ai utilisé les médicaments, les produits de monsieur du marabout Thierno Moule Sow, j'ai vu un rêve, comment je dirais, sur une route, il avait mis des grilles, des obstacles, oui, des obstacles et tout. Comme si les djinns ils étaient venus enlever tout cela et laisser la route comme ça. Il n'y avait rien du tout. Ensuite, la voie était dégagée. Dégagée complètement. Très bien. Et le monsieur était comme s'il était malade dans le... Oui, il avait des problèmes, comme s'il était désespéré et tout. Je l'ai vu comme ça en rêve. C'est comme je vous voyais comme ça. C'était tellement clair. Alors vous avez vu le gars qui était vraiment déçu, quoi. Exact, c'est ça. Très bien. Une grande très déçu, exact, c'est ça. Très bien. Alors aujourd'hui, maintenant, vous êtes venu. Oui, je suis venue témoigner. En plus, remercier aussi le grand marabout, le khalif général, le marabout de tous les marabouts, machallah, comme il était, le king of the king. Oui. Ok, merci. di ko gërëm bu baax jaajëfal bu baax. Très bien, très bien. macha allah li mu defal moom gis naa ko sant naa ko bu baax. peut-être dama naroon nekk foofu dem hôpital yi dem ak a ñëw ñu naan la fii souvent sama nga ñëw defal la problème mu rein te jinne yeeg dem yi fekk na yow loolu dalu la. ni mu doon méttee sincèrement man moom métti boobu mosuma xam dañoo may jam man ni ràbb lañ may jam nii. sonal ma trop. tàngaay bi ni sa yaram bi. man rek maa ko doon xam. bloqué sama yëpp nag bloqué yëpp tëju. commencé jëfandikoo volcan yi beeg vite fait beeg yooyu lépp si la dañee en plus yàggul. dafa yàggul durée bi. faj bi ñaata temps la durée. matul 5 mois yàggul. kon nag yow moom ku war a insister ci xalif général. sëñ bi loolu moom c'est vrai. sëñ bi nag yaa dégg nga témoignage bi li naan nettali ci làmmiñu borom.
Nafi Seck mi moom moo wax moom moo yëgoon ci yaramam moo ñëw moo faju moo wér yàlla ubbi buntu wërsëgam tey nag mu ñëwoon vraiment seet si la pour maanaam gërëm la maanaam sant la te it vraiment xam naa ne gën la dénk boppam ndax xale la te mu ngi ci buntu àdduna kon nag defe naa ne am na kàddu yoo ci yëkkati. macha allah doyen damay wax alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw ba ma sante yàlla maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi santaat suñu borom bu baax a baax santaat suñu borom bu baax sant yàlla bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp du man suñu borom la man duma ci dara man lépp yàlla la man xam-xam bi ma yàlla jox ak baatin bi dama ko koy delloowaat macha allah effectivement soxna si lu mu wax dëgg la vraiment ñëwoon na fi sonn jaaxle comme nu mu ko waxee du nelaw guddi du nelaw bëccëg dem pharmacie dem hôpital jënd ay garab naan parce que bu yàggee sax mun nañ ko indil problème mu rein ndax nag am na garab yooyu utiliser baaxul bu yàggee da lay indil feebar day def effet ay dëmm topp ko waxoon naa ko 12 dëmm ñoo ko topp xaw ma ñaata garab laa la waxoon ak yooyu topp ko yàqal ko tëj wërsëgam aussi mu jàng ba wàccee ba yor ay diplôme am munul am liggéey nee na ma fépp fu ma déposé pour ma am stage sax problème la maanaam fu ma déposé du ma kii ba muy ñëw nag man xam naa ne gëmuma man xam naa ne amul ci man confiance ndax ba mu ñëwee ni ma ko gisee ak ni mu doon wax ak man yëpp parfois nit day ñëw toog wax ak yow mais da ngay xam ne kii amul confiance waaye man damay xaar ba mu génn ma ne bu soobee yàlla kii dina xam man maay kan barke alxuraan karim sànq wax naa ko mu ñëw vraiment ma dimbali ko dëmm yi ko tere woon nelaw yi ma fexe duma ñëpp ñu bàyyi ko parce que ñoom ñoo ko doon jëm ay rabbu comprendre nga du am jàmm def yaramam salaire boole ko tamit wax naa ko dañ ko liggéey dèjà moom wan nañ ko liggéey bi ba mu leer wan nañ ko ki ko liggéey ndax man du ma tëb wax diw moo la liggéey déedéet li ma lay jox loolu moo lay won maanaam soo utiliser samay garab dañ lay tegal télé day mel ni télé da ngay xam écran lépp ngay gis li la topp dèjà noonu la demee mu xam am na ki ko doon labat bëggoon ko yàlla dogalul seen diggante kooku jóg ci moom liggéey ko bloqué ko encore mais ba mu utiliser garab yi liggéey yëpp daal di toj mu gis ne kooku dafa mel ni ci tali bi dafa gasoon def ay liggéey giru gara yu bari ci tali bi mais ba mu lu bari gis nga ko parce que ba mu sangoy affaire bi garab yooyu yëpp toj kooku sulli affaire yi ba pare kooku instant bi amul jàmm mu feebar mooy baltang si rek lu ma la jox nga sangu ku la def lu bon day këpp ci kawam dèjà macha allah yàlla dimbali ko ñu embauché ko yàlla dimbali ko mu tane mu ne ma léegi maa ngi tane bu baax ñu embauché ko ci kii bu mag lañ ko fii lañ ko embauché fu mag lañ ko embauché entre société bu mag ci Sénégal nga xamante ne mun nañ ne mooy première société fii ci Sénégal bu mag ñu embauché ko foofu mu ñëw mu ne embauché nañ ma ne ko macha allah ñaanal ko yàggul tuuti ñu jox ko visa mu dem Italie visa baa ngi ni defe naa dinañ ko wane léegi ñu jox ko visa mu dem Italie mu def formation suy dem day ñëw tàggu ma ñaanal ko mu dem ba mu ñëwaatee tamit mu ñëwaat ba fii indi ay cadeau defe naa cadeau yaa ngi ne Alseyni après mun nga ko après indi ay cadeau comprendre nga léegi gis nga visa baa ngi noonu macha allah ma xool gis nga waaw xam nga lii yëpp tamit daf may neex doyen lu ma gën a neex du cadeau yi du dara lii moo ma neex mooy sant si ma gërëm ma cadeau yëpp neex na waaye man lii moo ma gënal ñëw sant ma gërëm ma ndax ñaan bi dafa metti doyen te yàqkatu der yi dañoo bari dèjà moom ci boppam dèjà moom mënoon nañu sax ci détecteurs yi la bokkoon ndax gëmuma woon waaw ci la bokkoon ci détecteurs yi la bokkoon parce que ndeysaan doyen neen sëñ bi day defante waaw mais xam nga tamit day baax nga leeral gars yi waaw loolu yëpp tamit ci ñàkk xam la rek aussi ak sonn di dem ci ay sëriñ ñu lay nax boo gisee rek da nga yaakaar ne ñëpp ñoo yem mais xam naa yàlla moo ko bëgg a dimbali bu wax ko fi mu ñëw te moom yaayam day faju fi yaayam tamit am na jàmm bu baax ba féex na ba indi na fi magam moom it maa seen famille ñoom trois yëpp maa ngi leen di dimbali dèjà
mu ñëw mu ne ma léegi macha allah dimbali nañ mu ne ma macha allah léegi gis nga visa baa ngi nii gis nga visa xam nga lii daf may neex trop ci warkat yeeg yàqkatu der yeeg cœur noir yi gis nga ko defe naa démb rek lañ fi wane visa baa ngi nii macha allah mu ñëw mu ne ma sëriñ bi am naa visa Italie damay dem formation ma ñaanal ko mu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ba mu demee ñëw yàggul tuuti ñu jox ko oto carte grise baa ngi nii kon xam nga ne sama ñaan moo ngi avancé carte grise baa ngi nii comprendre nga ma xool caabi oto bi 4x4 Kia bu baax la gaare sama kër sama buntu kër la gaare ki nga xamante ne bu musaan ñëw taxi la daan jël wala muy buuxante ci kaar yeeg biis yi puusal ma toog tey moo ngi nii gaare Kia bu rafet la gaare caabi baa ngi nii gis nga kii baa ngi nii assurance bi macha allah mu ñëw nag tey def témoignage xam nga ne damay kontaan tey bu ñëwuloon def témoignage damay mer te su ma meree aussi du baax parce que tamit bu la nit ki ñaanalee ba nga gis ñëwal nga sant ko gërëm ko gis nga boo ko santee gërëm ko da ngay yokku rek mais boo ko santul kat yi bu la meree day yàquwaat lépp parce que ku defar ku tabax mën na tojaat te man lii moo ma amal importance man lii mu def nii tey sama noon yi détracteur yeeg waxkat yeeg bu ñu gisee lii tey man duma leen tontu moom moo ma leen tontul tey détracteur yeeg ñiy toog di wax Thierno Moule xamul dara Thierno Moule day dóor ak defe naa ne tey moom tontul na ma du gis ngeen lii nag xam nga man barke alxuraanu karim xoola su ma indiloon 1 milliard lii moo ma gënal lool parce que lii daf ma seddal sama xol déjà gis nga man damaa njëkk sant yàlla man waaw kon nag mbokk yi gis ngeen ko moo ngi nii da ngay nekk xale bu jigéen am jàng ba yor say diplôme ay dëmm topp la say mbokk liggéey la wala ay nit gis la xam na ne am nga wërsëg ñu bëgg la takk mënuñu la takk ñu dem liggéey la maanaam kenn du la takk doo avancer doo réussir mais ba mu ñëwee fii ma sang ko ñaanal ko même pas 5 mois ma ne la ci la réussir gis nga oto baa ngi nii visa baa ngi nii xam nga ne bientôt ñu jox ko villa macha allah ah kon nag mbokk julliti waaw mbir yëpp a ngi noonu lépp nag yàlla ak yonente bi la waaw kon nag gis ngeen kontaan naa bu baax sant naa yàlla bu baax a baax ndax nag man lii daf maa neex trop di ñaanal nit muy réussir di ñëw di la defal témoignage man loolu moo ma neex parce que ndeysaan lu mu doon wax sama mbaxane boobu noonu béjjéen boobu noonu boobu si kàmbaaw la xam nga macha allah chaque jour nee naa la xam-xam bi day yokk xam nga ne léegi du ma solate ay mbaxane yi am ay béjjéen yooyu parce que jamono yooyu fi ma tolloon la ci baatin chaque jour baatin bi day yokk mbir mi de waaw jamono jooju loolu la laajoon te jamono jooju jàppale naa ci ñu bari Abbé Jacques Seck si laa ko faj ñeneen ak ñeneen ay kilifa yu bari waaye xam nga ni may nee naa la ni may màggee rek sama xam-xam noonu lay gën a màggee mais nag jamono mbaxane boobu nag dafa am suma benn booy bu ko sàccoon ci man waaye actuellement mbaxane baa ngi koy lakk actuellement mbaxane baa ngi koy wàccee 0 parce que dama dem tukki Dubaay mu yoxosu mbaxane bi waaye sol na ko sax boo leen xoolee ci yenn vidéo mi da ngeen di gis mu sol mbaxane bi ba pare dolli maxewaat ko waaye mbaxane baa ngi koy lakk ndax nag boo jëlee yëfu jàmbur te xamoo ci dara daf lay lor actuellement mbaxane baa ngi koy lakk waaw kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax lii defuñu ko ngir dara te li mu def nii tamit daf koy jig rek daf koy njariñ parce que dafa nit ki daf koo ñaanal mu ñëw toog remercier ko gërëm nit ki kontaan ko mu réussir loolu kese la kon nag moo ngi noonu defe naa ne macha allahu sant nañ yàlla bu baax julli ci yonente bi lii tamit dafa baax dañuy bëgg bu ñu ñaanalee nit ñi ñu gis ñu def ay témoignages parce que yàqkat yi dañoo bari Sénégal dafa bëri ay dóorkat dafa bëri ay sëriñ yi nga xamante ne dañuy wax fekk li ñuy wax maanaam amul bopp amul geen ku mel ni Thierno Moule Sow yàlla nga koy dimbali ba ku mu jaxasool yàlla dimbali la nga gis résultat li baax mooy nga ñëw toog sant ko gërëm ko ñëpp seetaan xam ne kat sëriñ bi fii la jëlee waaye fii la yóbbu loolu dafa am solo kon nag mbir mi loolu la doyen defe naa ne macha allah
ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam defe naa ne kon ki nga xamante ne bu daan ñëw fii puusal ma puus. waaw puusal ma toog. waaw macha allah loué taxi. waaw. bu ñëwee fii macha allah bu ñu jànki toggee ceeb yi neexi mu lekk ci bu baax naan ci ndox mu baax tey mooy ñëw fii indi caabi oto. macha allah sant yàlla la bu baax a baax. waaw kon nag kontaan nañ bu baax ci lii yàlla na la jig waaw. yàlla na la jig man nii kontaan naa ci parce que macha allah léegi xam nga ne passeport baa ngi noonu léegi carte grise baa ngi noonu. léegi dafa remis symbolique bi. waaw macha allah bég nañ lool mbokk yi kon loolu moo fi amoon rek. lii moom day seddal suma xol lool sax damay kontaan ci lii bu baax a baax ndax man lii moom a gënal ay milliards ndax tey tooguma fi pour ut xaalis. ndax macha allah yàlla teral na ma bu baax a baax li ma bëgg maa ngi koy am. waaye boo jëflanteeg ay nit ba ñu gis li baax ñoo ñu sant la gërëm la ci kanamu adduna bi yëpp doyen macha allah. jërëjëf mbooloo mi ñi seetaan kon nag Alseyni mun nga ñëw ñu laaj la tuuti ndax ay fan yow daan nga ko gis yow it nga am loo ci wax tuuti rek moom it Alseyni moo ko doon recevoir fii ci kër gi xam na ne situation nu mu meloon ak léegi actuellement xel mi dal na léegi yaram bi ñëw na macha allah. waaw kon nag Alseyni Sylla di nekk secrétaire sëriñ bi nekk lépp sëriñ bi nekk bras droit am nekk ci kër gi nit ñi bu ñëwee moom lañ fi fekk moom moo leen di jox rendez-vous moo leen di introduire kon nag Alseyni defe naa ne li nga fekkee nii surtout ndaw si xam nga ko mën nga cee indi benn témoignage. waaw macha allah grand Aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen siyaar macha allah. di jiitoo nuyoo bi le khalife général Alhaji Thierno Moulé Sow le roi de la médecine traditionnelle du monde le king aux king le maréchal macha allah di nuyu la princesse madame Sow la reine prince Moulé macha allah ak association Thierno Moulé famille Darou Laye pour le développement et l'entraide bu Sénégal ak bu international yëpp macha allah donc ak ñi nga xamante dañuy seetaane TMS TV waaw macha allah tey dañoo amoon kontaan ak mbégte macha allah si teewaay bi fii tey. macha allah ndax sa sëriñ su ñaanalee kenn boo mu gis muy ñëw toog def témoignage waaw loolu moom day seddal sa kol quoi macha allah loolu noonu du gan si kër gi macha allah si loolu la ñu dégg mais gën nañ sant yàlla bu baax a baax ndax femme bi nga xamante moom moo def fii témoignage yi macha allah bu muy ñëw fii vraiment dafa sonnoon trop. dafa sonnoon macha allah mais bu ñëwee sëriñ bi ñaanal ko vraiment am na si changement bu baax a baax. macha allah parce que bu muy ñëw fii sax du nii la tolloon dafa sewoon waaw du nii la tolloon dafa sewoon macha allah sonn carrément su ñëw dañu ñëw fii toog fii nii boo am nga parfois nit ñi suñu baree ak jàpp jinnaay yooyu day jël temps parfois macha allah day nekk fii di sonn waaw vraiment boo yàlla def na ne vraiment sëriñ bi mooy sëriñam moom la yàlla dogaloon vraiment da koy ñaanal boo mu gis xam naa ne jaar na sëriñ si bari mais vraiment fii la affaire bi daal sottee macha allah grâce à sëriñ bi ak yàlla macha allah vraiment ñu ngi koy sant bu baax baax gis nga ne yaayam aussi moom tam mu ngi fii toog ci bi teen say nii di rang waaw comme kii lu mu doon rangee noonu la loo yaayam aussi di rangee macha allah vraiment moom tam sëriñ bi mu ngi koy ñaanal mu ngi gis boppam bu baax a baax moom tam vraiment sant na si yàlla bu baax a baax bu yàlla defee vraiment mu ci sant ak sëriñ bi macha allah boobu moom tam indi na fi sax màgg kii nii waaw màggam indi na ko fi pour ñu ñaanal ko ndax gis nañu résultat parce que soo demee fenn di wuti ñaan macha allah nga yóbbu kenn soo gisul résultat doo ñëwaat kon soo gisee moom muy indi njaboot yi yëpp pour sëriñ bi ñaanal leen c'est grâce que gis nañu résultat quoi macha allah loolu moom sant yàlla bu baax julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag di ko sant bu baax a baax parce que lii moo gën a nekk parce que lu sëriñ bi wax aussi lii moo gën a milliard si liggéey li ngay liggéey macha allah ngay liggéey nga jàppale nit ñi di gis donc di la remercier donc vraiment loolu moo gën a lépp daal waaw ñaan bi mooy lépp vraiment kontaan nañ si bu baax a baax si témoignage yi rafetlu nañ ko xam naa ne taalibe aussi vraiment ñu ngi si kontaan bu baax a baax parce que soo munee da nga def nit ñi di gis pas ay toog rek di tarara rek di wax loolu perte de temps la quoi da nga def nit ñi gis parce que instant yii nii adduna bi yëpp yeewu na monde entier bi yëpp presque instant yii nii ñu ngi jokkoo macha allah donc à travers internet bi macha allah yu si bari vraiment changé na
yu si bëri changé na soo xoolee ñi nga xamante dañuy seetaane vidéo yi aussi ñu nekkee boo biti réew macha allah di seetaane vidéo yi rek vraiment ñu am ay tane ñii di utiliser ñetti Thierno Moule Sow seen aajo faju ñii di sol t-shirt Thierno Moule Sow yi nga xamante Thierno Moule kese lañu bindu si dara seen aajo faj macha allah rawatina aussi cuuraay volcan joni ñu ngi koy ramasser fii comme petit pain comme li ngeen koy wax petit pain macha allah ak vite fait bi macha allah loolu moom vraiment nekk na ce qui est extraordinaire parce que am nga aussi comme lu yàlla maye tubaab bi ñun tam ñu ñuul yi noonu la ñu yàlla maye donc bu mu ñëwee noonu vraiment valoriser na sëriñ yi parce que balaa avant muy feeñ presque kenn gëmatuloo sëriñ kon kenn gëmatuloon sëriñ koo dem rek soo nee sëriñ rek dañu naan dañuy liggéey nit soo demee sëriñ rek nit ñi lu ñu xam si sëriñ daal ngay dem liggéey ay nit moom na dokul si yooyu liggéey yàlla ak yeneen bi si loolu lay nekk macha allah nit ñi suñu amee jafe-jafe ñu ñëw ñu jàppale ku la liggéey soo ñëwee mu dindi liggéey mais du liggéey kenn amul xam-xam bu ñuul macha allah aussi alxuraan lay liggéey ni fétis donc loolu yëpp amul si macha allah vraiment c'est un missionnaire donc c'est un missionnaire de vie donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla gën a dëgëral takwaay bi yàlla gën a yokku leer bi ak mun-mun bi macha allah vraiment di sant yëpp di gërëm yëpp macha allah di ko sant moom macha allah. merci jërëjëf voilà merci Alfousseyni c'est vrai que waaw ca sëriñ bi. waaw jërëjëf macha allah Alfousseyni wax yi am na solo xam nga moom moo nekk ci buntu bi fii daanaka ñii bu ñuy ñëw mooy njëkk a gisante ak ñoom mooy fekkee yëpp comme li may wax rek nu ko ajaratu Ndeye Cheikh di waxee. nee na sëriñ bi nekkul faj jinne rek la mën déjà moom amoon na ay rab waaye daanuwul parce que day am ñu am rab di daanu ñii dañuy am rab du ñu daanu mais garab yi ñu leen di jox ñuy sangu mboolem li nekk ci ñoom muy rab ak yëpp fii la ñuy ñëw ñu yeew leen fii kon déjà moom amoon na rab amoon na ay jinne amoon na ay dëmm mais gis nga daanuwul faj nañ ko génnee li nekk ci yaram bi ba actuellement yëgatul dara ba macha allah am na liggéey bu baax am na yokkute saa su ne liggéey moo ngi avancé parce que saa su ne liggéey moo ngi yokku ndax déjà am na liggéey embauché nañ ko ñu defal ko visa pour mu dem Europe def formation ñëwaat ñu jox ko oto noonu lañ koy joxee tay leneen ak leneen kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax loolu laa ci bëggoon yokk rek doyen macha allah. jërëjëf sëriñ bi loolu defe naa ne lu leer la. vraiment li ngeen suivre ci témoignage bi aussi mu jógee ci ki nga xam ne ni moom moo ko dund parce que olof Njaay daf ne nettali ci làmmiñu borom te dañ ne ku santul yàlla nit doo sant yàlla sax dafa bëgg nga sant nit ki doo ko sant moom parce que lam la jox ci nit ki la ko jaarale kon nag booy sant ko moom en tout cas vraiment ça a été un plaisir mais surtout un honneur quand même ci geste bi nga def soxna si vraiment geste de reconnaissance mais de loyauté te it nga nekk xale nekk ci buntu àddina bëgg nag ku la gunge ku la jàppale parce que li ma wax sànq rek nee naa àddina moom weeru koor la tànk ndogu jotu rek koor ga matagut am déet waaye nag nii nga def nii la waaw dee ko jàppee nii boo toogee del ñëw nemmeeku sa sëriñ toog mu ñaanal la nga yëkkati addiyee jox ko ne addiyee bi sax moom xam naa ne li may wax naan lu fi waay indi rek fekk nga ko lu ko ëpp du dëgg bu dee oto am na oto bu dee alal am na alal moom sànq rek mu ngi wone ay message yi xaalis bu ñu koy indee ñeenti envoi jëliwu ko ma ne am na yeneen mais exemple la pour wane ne tey sëriñ su mel ni doyen Aziz waxuma lay yónnee mais buñ ne dañ la yónnee sax ñu bippe la. ñoom sëriñ baat dag maa fàtte. du dëgg ak di ñaan crédit. waaw ak di ñaan crédit ak dugal ma ak wori ma ak wéef ma. alors kii nag moom vraiment nekkul ci loolu. xaalis du ko tardel fen xaarul dara ci lenn nit tamit du dëgg. alors nga def remise symbolique bi vraiment li nga indil aussi tamit cadeau bi nga ko indil li may wax ne moom sëriñ bi xeebalul kenn lenn waaye lii rek la bëgg ngeen bu leen defalee lu baax. ngeen ñëw sant ko gërëm ko mu gën a kontaan nag liñ naan ko dolli cere yokku ñeex kon nag jaabi bi di gën a dal nga jox ko affaire bi na fi gis nga cadeau baa ngi noonu mu ñëw di ko indi li nga xam ne moom mooy sëriñ bi macha allah dafa mel ay parfum li la nii may nga ko lu bëgg nag parfum rek la bëgg li diffuseur la c'est bien ça c'est bien waaw mu ngoog
waaw mu ngoog diviseur waaw macha allah voilà am na mu solo. voilà kon nag mbokku téléspectateurs yi li leen indiwoon ci témoignage bi ñu jox leen rendez-vous léegi ci yeneen témoignage merci à tout à l'heure